asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaw mbokk yi nga xam ne yéen a nekk ci Hurrasul Irada ñu ngi leen di nuyu sax mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci telegram bi ndax li ñuy waxtaane itam dana leen intéressé. ba léegi ñoo ngi nuyu képp koo xam ne suñ kàddu dana egg ci ñoom rawatina nag ñi nekk ci Ahlul Bayti TV ak ñi nekk ci Xum TV. waxtaan wi nag dañ ko waajal lu yàgg moo tax ñu tardé lu bari ci ay waxtaan yoo xam ne waroon nañ ko def ak ay xibaar yu ñu waroon a joxe. xëy na doon nañ wax naan ana xibaar yi waaye dañu fa laajoon taalibaan yi ci ñan lañu bokk. ñu waxoon ci lu gàtt nag dem nuuru ji mooy dem ba xam ca sànn coc fa mu jógee ñu xam ko ba mu egsi fii mu nekk. loolu moom lañ bëgg a indi tey. dinaa leen wax nag ne am na waxtaan yoo xam ne man mi koy def sax su ma eggalee mënatuma ko defaat maanaam ku ko xasa am te teewuloo ko da nga ko ñàkk ndax maanaam gëstu ba may gëstu ba indil leen ko du nekk lu ma maîtriser pour toujours mokkal ko ci sama bopp tey du ma ko man di def jamono ju nekk. laaj bi mooy man humu taliban hal tariqatun suufiya aw harakatun salafiya aw jamaatun tablixiya aw hum min alwahabiya aw harakatun siyasiya. loolu moo di laaj bi. kama njëkk a laaj nag dafa ma ne taalibaan yi ndax ci suufiyanke lañ bokk. laaj boobu nag moom laa gëstu ba eggal ma jural ko nag léegi xam naa su ma ko bindoon ab téere lay nekk waaye uma jot googu. waaye tey laa leen di wax taalibaan yi ñoom ci yan mbooloo lañu bokk. taalibaane yi ñi ngi bokk ci tariqa bu ñuy wax Diyobandiya seen tariqa bi mu ngi tudd Diyobandiya tariqatun almiyatun wa suufiya. ñoom dañoo boole tasawuf ak taallum jàngale ak sufiyanke lañ boole. am nañu ay école yoo xam ne ñi ngi ci jàngale ci tariqatu taalim ak diyobandiya dañoo am seen façon jàngale bopp boo xam ne na la ñuy jàngalee. boo demee ci li ñuy wax sibul qaara alhindiya fa la seenu yoon gën a bare waaye nag Inde lañu déparé wuñu Afghanistan. mbooloo la moo xam ne intasharat fi sibul qaara alhindiya ñu ngi tasaaroo ci sibul qaara alhindiya. ñoom nag seen mbir yëpp ñi ngi ko teg ci at taalimu wa tarbiya wal jihad wal muqawama. tariqatun almiyatun suufiya la seen mbir yëpp ñi ngi ko teg ci at taalimu wa tarbiya wal jihad wal muqawama. ñoom dañoo boole tasawuf gi ak jàng ak di jihaar ci yoonu yàlla ak itam di am résistance seen diggante ak colonial bi. kan lañu tàmbali woon seen mbooloo mi ñi ngi ko tàmbali woon ca jamono ja nga xamee ne al ihtilal al inglisi yi amoon na ca Inde booba Afghanistan ak Pakistan amagul woon Bangladesh itamit amagul woon waaye booba Inde rek amoon mooy sibul qaara alhindiya. ba nga xamee ne anglais yi colonisé nañ Inde ca jooja jamono lañu formé woon seen tariqa
Diyobandiya booba nag amagul tur woowu ndax benn cellule la bu bokk ci Naqshbandiya ni nga xam ne Muridiya Tuubaawiya benn cellule la bu bokk ci Alqaadiriya noonu la mel foofu ndax Cheikh Ahmad Bamba wirdul Qaadiri la yor baniñ ko joxee wirdul Maxuus ca gànnaar kon mën nañu wax ne a tariqatul Muridiya tariqatun munshaqatun min Alqaadiriya ci histoire nag laay wax histoire nag nanguwul falsification ndax boo ko defee it ñi ko dégg xam ne la nga wax du dëgg noonu nag la Diyobandiya mel Diyobandiya tariqa la boo xam ne moo ngi soqe koo ci tariqatu Naqshbandiya nag mosoon naa leen a jox silsila bi ba mu egg ci Seydina Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu Diyobandiya nag da leen a dab dinaa leen wax kañ la ñu tudd Diyobandiya ndax dafa am benn dëkk boo xam ne dañ fa tabax benn université bu mag te dëkk ba tudd Diyoband léegi nag bépp taalibi bu jànge foofa ñu wax la Diyobandiya comme ni nga xam ne si Muntaxa ngi tabax benn université ci Touba bu eggee ñi Afrique yëpp ñoo di fi jàng si ku fi jàng si ba jóge fi dem dañ lay wax tuubaawiyuuna ak Diyobandiyuuna léegi nag mbooloo moom la ñuy wax aljamaatu Diyobandiya mooy ñi nga xam ne ñoo ngi jànge ci université boobu ci Diyoband dinaa ci egg bu ma ci eggee dinaa leen ko leeral Diyobandiya nag mi ngi jóge ci Naqshbandiya ngi jóge ci Abu Bakr Siddiq Abdullah ibn Abi Quhafa teñ gën koo xam ca Abu Bakrin baay ba tudd Ousmane bi ñu colonisé nag Inde ñoom booba la ñu ñëw ci côté bii ci Afghanistan féete def fi seen camp di xeex ak anglais yi ne leen duñu mën a nangu mukk ngeen colonisé wul loolu ma son naa leen ko nettali kon jarul ma di ca jaaraat waaye daal seen mën a xeex gi ak seen dëgër bopp gi daal ak seen dëjërle gi ña ngi ko déparé ca jamono yi ba anglais yi colonisé Inde ñoom ñu dugg ci xuri Afghanistan yi ne ñoom duñ bokk ci ñi colonisé waaye ab tariqatu suufiya la boo xam ne mi ngi cosaanoo ci tariqatu Naqshbandiya ñoom nag dañuy am li ñuy wax at-taalimu am li ñuy wax as-suluku ñaareel ba itam ñoom tariqatu Naqshbandiya ñoom duñu mas a wat seen sikkim duñu mas a guddal seeni mbubb ba muy direeku ci suuf te duñ mas a sol pantalon di karawaatu doon ni mel ni tubaab loolu moom dañ koy bañ ñoom seen col googu ñuy sol muy colug Diyoband googu di col moom lañ continuer nanguwuñoo sol ay yëri tubaab di karawaatu di kosu di sol ay kos déedéet noonu ngeen leen gisee ñu sol seen anango yu mbax tubay caaya yooyu moom la ñuy moom la ñuy sol ak fuñ mën a dem ak seen kaale yooyu ak seen tikkim yu gudd yooyu ñoo di Diyobandiyuuna yi nag tariqatun munshaqatun min tariqati Naqshbandiya wa Naqshbandiya min al Bakriya yaani ci Abu Bakr Siddiq la jógee foo leen gis daal Diyobandi du sol pantalon ak ab simis karawaatu foo gis Diyobandi du jël mbubb ma muy diriku ci suuf foo gis Diyobandi du wat sikkiñ ba foo gis Diyobandi day kaala bopp ba foo gis Diyobandi da nga koy gis mu yor ab soccu léegi nag Diyobandi yooyu nga gis ñoom dafa bokk ci ñoom ñi nga xam ne mooy jamaatu tabligh Cheikh Mouhamad Ilyas moo ko formé ca Pakistan waaye jamaatu tabligh boobu Cheikh Mouhamad Ilyas mi ko formé mi ngi génne ci almadrasatu Diyobandiya jamaatu tabligh ay sufiyanke lañ même am nañ fii ci Sénégal bokkuñu nag ak waa Fala bokkuñu ak waa Ibad Rahman bokkuñu
ak waa kër Ahmad Lo ñooñu ñuy wax jamaatu tabliix man ñooñu laa doon àndal ndax li sama doon ànd ak ñoom damaa gis ne ñii duñu ay salafiste wahabiste mais ay sufiyanke lañ ku ñuy wax Cheikh Mohamad Ilyas mooy seen kilifa ma nga dëkk Pakistan mais ci jaamiatu Deoband la jàngee ki ñëwoon fii at mooma te boobu maa ngi nekk Dakar kooka ñu ngi koy wax Mawlana Farouk waaye ñoom boo leen gisee te jàng tasawuf xam ko da ngay xam ne ñii ay sufiyanke lañu waaye duñu ay wahabiste duñu ay islamiste duñuy terroriste ñoom ay sufiyanke lañu bokk ci mbooloo mu ñuy wax jamaat Deobandiya googu mi ngi bokk ci Naqshbandiya mooy tariqa Abu Bakr Siddiq Abdullah ibn Abi Quhafata Usman kon yaakaar naa ne ki doon laaj buntu bu leera ngoogu bu lay won ne gaa yi ay suufi yanke lañ mais duñu ay wahabi yanke léegi nag dañ leen koy tàmbalil ca tàmbalee kaay ba bu leen ko tàmbaleelee ca tàmbalee kaay ba muy maa iya tariqatu Deobandiya tariqatu Taliban wa jamaatu tabliix wa da'wa. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، كتير من الإخوة بيسألوا عن الطريقة الديوبندية. إيه هي الطريقة الديوبندية؟ هل هي أحد الطرق الصوفية؟ يعني هل في طريقة صوفية اسمها الطريقة الديوبندية؟ طبعا هو أهمية الطريقة الديوبندية ده ظهر إمتى؟ مع ظهور حركة طالبان، لأن حركة طالبان أصلها ديوبندية، وكمان في عدد غير قليل من شيوخ جماعة التبليغ والدعوة بينتموا إلى هذه أيضا الطريقة الديوبندية. هل الطريقة الديوبندية دي طريقة صوفية يعني زي طريقة الرفاعية أو الشاذلية أو النقشبندية إلى آخره من هذه الطرق، ولا هي عبارة عن إيه؟ خلي بالكم يا إخوانا إن الطريقة الديوبندية هذه ما هي طريقة صوفية، ما هيش طريقة صوفية ولا حاجة، ده هي طريقة تعليمية. يعني الطريقة الديوبندية دي طريقة في طلب العلم، أنشأها شيخ اسمه الشيخ أحمد بن عبد الواحد السرهندي المتوفى سنة 1034 هجري. waaw kii di wax muarrix la xam naa ne waaye man ak moom bokkuñu gisin ndax moom dafa wax ne tariqatu Deobandiya du tariqa tasawuf waaye tariqa taalimiya la. wax na dëgg daf cee bokk taalim googu daf cee bokk waaye nag tariqatu taalimiya la waaye itamit tariqa tasawuf la te bu ma ànd ak moom ñu dem ba ci kanam muy wax may leeral bu eggee ci ujjatullah il baalixa ma woon leen téere boobu muy wax mi ngi nii ma tiim ci sama kanam mosuma leen ko jàngal nag ndax dafa rëy te ci téere sufiyanke yi la bokk. téere boobu ñu wax ujjatullah il baalixa ci seen sëriñ yi kenn moo ko ci bind jàng naa ko minal alif ilal yaa xam naa ne ñoom ay sufiyanke lañu yu boole jàng ak tasawuf gi ni ñuy jàngee nag boo leen ko buñ la ko leeralee rek di nga xam ne ñii ay sufiyanke lañu. الديوبندية هل هي أحد الطرق الصوفية؟ يعني هل في طريقة صوفية اسمها الطريقة الديوبندية؟ طبعا هو أهمية الطريقة الديوبندية ده ظهر إمتى؟ مع ظهور حركة طالبان، لأن حركة طالبان أصلها ديوبندية، وكمان في عدد غير قليل من شيوخ جماعة التبليغ والدعوة بينتموا إلى هذه أيضا الطريقة الديوبندية. هل الطريقة الديوبندية دي طريقة صوفية يعني زي طريقة الرفاعية أو الشاذلية أو النقشبندية إلى آخره من هذه الطرق، ولا هي عبارة عن إيه؟ خلي بالكم يا إخوانا إن الطريقة الديوبندية هذه ما هي طريقة صوفية، ما هيش طريقة صوفية ولا حاجة، ده هي طريقة تعليمية. يعني الطريقة الديوبندية دي طريقة في طلب العلم، أنشأها شيخ اسمه الشيخ أحمد بن عبد الواحد السرهندي المتوفى. moom nee na Cheikh Abdul Wahid Asharahandi moom moo sos tariqatu Deobandiya
nee na Cheikh Abdullahi As-Sarahandi moomu nga xam ne moom moo sas tariqatu Diyobandiya di Cheikh Sarahandi nee na moom du ab sufiyanke loolu amul dinaa ko leeral waaye wax na ci biiram ne jamaatu tabliq ci lañ bokk bi nekk ci Pakistan jamaatu tabliq ànd na mag ñoom lu bëgg a mat une semaine di foog bokk yendoo ko fanaan xam naa ne ñoom ay sufiyanke lañ te yoonu Naqsabandiyya lañ yore ismu zaati la ñuy sikkar allah allah subaak ngoon jaxasoo na mag ñoom te jox nañ ma lu bari lu bokk ci seenu yoon ñoom ñooñu di jamaatu tabliq surtout ba fi Mawlana Faruq ñëwee moom nee na ñoom duñu tax tariqatu suufiya Diyobandiya tariqatun suufiya te bu ñu jàllee tuuti muy wax may leeral bu ñu ci Hujjatullahil Baligha di ngeen gis li ma wax ne loolu lu leer nañ lay lu leer la. متوفى سنة 1034 هجريا الموافق 1624 ميلاديا. الشيخ أحمد بن عبد الواحد السرهندي ابتكر Cheikh Ahmad ibnu Abdul Wahid As-Sarahandi daf ne ibtakara dafa fent loolu la wax dafa ne ibtakara dafa fent loolu la wax tariqa bu ñuy jàngalee daf ko fent déedéet Cheikh Abdul Wahid As-Sarahandi masnadiya la maanaam dafa wax ne la sëriñ bi lay jàngal Muwatta sëriñ ba ko jàngal Muwatta kooka ka ko jàngal Muwatta kooka da nga ko jokk jolaate ba ca ka Maalik jàngal Muwatta loolu xam nga yoonu suufiyanke la nee na tey boo jëlee tey Abi Daawud téerim boobu ki la jàngal hadisi Abu Daawud ka ko jàngal kooka ka ko jàngal da nga ko jokk jolaate du dagg ba ka ca ko Abi Daawud jàngal waaw soo demee ci Tirmisi tam noonu ki la jàngal say Tirmisi ka ko jàngal say Tirmisi ka ko jàngal dañ ko jokk jolaate di ko jokk jolaate di ko jokk jolaate ba ca imam Tirmisi ma bindoon téere ba ki la noonu ki la jàngal say Bukhari yi ka ko jàngal kooku dañ ko jokk jolaate ba ca Bukhari yi moo ko jàngal kooku ki la jàngal Muslim waaw loolu kay mooy tasawuf tasalsulu riwayat wal askar min cheikhin ila cheikh min cheikhin ila cheikh min cheikhin ila cheikh ila cheikhu shuyuxi ibnu abdillah kooku mooy tasawuf waaye moom nee daf ko def ibtikaar loolu du ibtikaar loolu moo yoonu tasawuf léegi nag dina tudd léegi Hujjatullahil Baligha wax ki nga xam ne mooy deuxième cheikh bi ginnaaw sëriñ boobu nga xam ne mooy bi njëkkoon a nekk seen kilifa bu boobaa mu daal di leer. أو يعني أنشأ هذه الطريقة وتلقاها عدد كبير جدا من طلاب العلم في الهند بالقبول وانتمى لهذه الطريقة أو تعلم يعني بهذه الطريقة عدد كبير جدا من طلاب العلم. طبعا الكلام ده بقاله أهو أكثر من 4 قرون يعني طريقة قديمة ولكن اللي ساعد على شهرة ونشر هذه الطريقة إن بعد وفاة الشيخ أحمد بن عبد الواحد السرهندي بحوالي 150 سنة جاء في الهند عالم كبير جدا وهو الشيخ الإمام ولي الله الدهلوي صاحب كتاب حجة الله البالغة. léegi nag mu ni Abdul Wahid moomu ba As-Sarahandi ba nga xamee ne génn na àddina te boobaak léegi mat na 200 at ak juróom fukk waaye yoon wi nag daanaka mat na ñeenti téeméeri at waaye dafa fent aw pësinu jàngale wiin loolu la wax nee na bi mu génnee àddina nag ku ñuy wax bi mu génnee àddina nag ki ko remplacer place am te jóge Inde ñu ngi koy wax maa ngi tim téeréem ñu ngi koy wax al imam al allama al muhaqqiq al mudaqiq waliyu asrihi wa qutbu da'rihi al fadil al amjad mawlana cheikh ahmad al ma'ruf bisha waliyillah ibnu abdirrahim al muaddis ad dahlawi al muxallisu fi maqsadi al uxrawi léegi nag kooku nga xam ne moo di cheikh ahmad al ma'ruf bisha waliyillah ibnu abdirrahim al muaddis ad dahlawi ñu gën koo xam ci
Shah Dahlawi noonu lañ ko gën a xamee Shah Dahlawi lañ ko gën a xamee waaye mu ngi bind benn téere bi mu ngi tudd Hujjatullahi al-Baligha danaa ko photo jox leen ba ngeen xam ne li may wax te ci téere borom maanaam premier xalif général am bi ci ab téereem laa sukkandikoo ne leen kooku ñoom ay sufi yanke lañu duñu ay salaf yanke kooku mu tudd léegi moo bind téere bu ñuy wax Hujjatullahi al-Baligha dinaa leen ko leeral léegi ci kanam ba léegi ñu wéy ànd ak moom ci li muy wax ci wàllu histoire bi. الله الدهلوي ده كان حد من أهم علماء الهند وهو كان عالم كبير فعلا رحمه الله تعالى وهذا العالم تبنى هذه الطريقة تبنى طريقة الشيخ أحمد بن عبد الواحد السرهندي في طلب العلم وبدأ إن هو ينشرها. الشيخ ولي الله الدهلوي توفي سنة 1176 هجريا. المهم الشيخ ولي الله الدهلوي بدأ إن هو ينشر هذه الطريقة وبالفعل تم إنشاء عدد كبير جدا من المدارس العلمية لتدريس العلوم الشرعية بهذه الطريقة. طبعا ما كانش لسه اسمها الطريقة الديوبندية ولكنها مجرد طريقة لتدريس العلوم الشرعية. بعد وفاة الشيخ ولي الله الدهلوي بحوالي 110 سنة جاء اثنين من العلماء المهمين جدا في الهند أحدهما الشيخ محمد قاسم النانوتوي والثاني الشيخ léegi nag bi nga xamee ne waliyullahi Dahlawi génn na àddina ki nga xam ne moom moo remplacé Cheikh waliyullahi ad-Dahlawi. المهم الشيخ ولي الله الدهلوي بدأ إن هو ينشر هذه الطريقة وبالفعل تم إنشاء عدد كبير جدا من المدارس العلمية لتدريس العلوم الشرعية بهذه الطريقة. طبعا ما كانش لسه اسمها الطريقة الديوبندية ولكنها مجرد طريقة لتدريس العلوم الشرعية. بعد وفاة الشيخ ولي الله الدهلوي بحوالي 110 سنة جاء اثنين من العلماء المهمين جدا في الهند أحدهما الشيخ محمد قاسم النانوتوي والثاني. léegi waliyullahi Dahlawi bi mu faatoo ak léegi mu ngi toll ci téeméeri at ak fukki at waaye nag ku ñuy wax Muhammad al Qasim an-Nanatowi moo ko remplacé ginnaawam moom waliyullahi ad-Dahlawi waaye ci gàttal pour ma bañ a guddal wax ji te da ngeen xam lu leer mooy Cheikh waliyullahi Dahlawi moom moo ubbi ay école yu tas ci biir Afghanistan Bangladesh Inde ak Pakistan dem nag ci dëkk bu ñuy wax Deoband bi mu demee ci dëkk bu ñuy wax Deoband foofu fala sos benn université bu mag ñu tuddee ko jaamiatu Deoband boobu nag nit ñi di màbb ci biir Asie di fa jàngi surtout ci côté Urdu yi ci côté Pakistan Bangladesh côté Inde ak ñooñu léegi nag képp ku fa jànge génne da ngay dem feneen def fa daara di jàngale comme ni Kokki mel fii ci Sénégal ñu leen di wax kokki waa daaray Kokki ñoom itam fu ñu nekk ñu wax leen madrasatu Deoband léegi nag ña fa génne ñu tuddee loon ay Deobandiyoona yooyu nag masab imam Hanafi lañu yor tarixab Abubakar Siddiq ndax li lay xamal ne tarixab Abubakar Siddiq lañu yor tariqatu Naqsabandi lañu am. gis nga bi ñu jëlee Pakistan bi ñu jëlee Afghanistan ubbi seen digg ak Iran dañoo jël benn capitaine douane yóbbu ko ca frontière ba ku tudd Abu Bakrin Siddiq la tudd waa ji Abu Bakrin Siddiq la tudd ñu bind ci tampon bi Abu Bakrin Siddiq comme noonu daa di ne nag iranien yi ñoom dañuy bañ a dégg Abu Bakr Siddiq waaye kii képp ku mu tàmpel këyit nga dem delloosi ko
ñu gis ci Aboubacar Siddiq ji li niroog sabotage dinañ lakk kayit bi lakk ki ñu ko joxoon. kon léegi nga xam ne ñooñu dañoo mel ni ci Sidina Aboubacar Siddiq nii sax Ibrahima Fall mel ci Sëñ Tuubaa ndax ñoom dañoo wax ne turu Aboubacar Siddiq wi iranien buñ ci tampel passeport wala lenn wala visa wala lu mën a doon ñu dem dikk nga gis ci turu Aboubacar Siddiq woowu nga def ci benn soppiku wala saboté dinañ taal sa këyit taal la yow miñ ko joxoon. kon ci gàttal ngeen rëbbi li ci des taalibaan yi ay Diyobandi yu na lañu ndax fa ñuy jànge moo tudd Diyoband waaye nag seen sëriñ ci boppam Naqshbandiya la waaye Inde la dëkk. taalibaane yooyu ak jamaatu tabliq bi nekk Pakistan te Muhammad Ilyas jiite ko benn mbooloo lañu. Muhammad Ilyas dafa sàqe ko woon foofa ca Diyoband jànge fa ba noppi ñëw nag toog di jàngale ci Pakistan yor masabul Hanafiya waaye ci càqab Diyoband la bokk. léegi nag dinaa leen fotool téere bi nga xam ne bu ngeen ko amee di ngeen xam lu gën a leer mooy téere góor gi ñuy wax al imam al allaama al muhaqqiq al mudaqiq al mudaqiq waliyu asri yi wa qutbu dahri yi al fadil al amjad mawlana cheikh ahmad al ma'ruf bisa waliyi laa'i ibnu abdirrahim al muaddis dahlawi al mukhlis fi maqsadi al ukhrawi. ku dégg al mukhlis fi maqsadi al ukhrawi rek te nga dégg fa maqsadun wa ma yufdi ila safarin min a dalilun ka sayqin fi futat te moom ñi ngi koy wax al mukhlis fi maqsadihi al ukhrawi al mukhlis fi maqsadi al ukhrawi kay ku xam tasawuf dégg baat boobu xam ne ab sufiyanke la te yoonu Naqshbandiya lañ yore. maa ngi leen di fotel léegi hujjatullahi al baligha ku ko ci am boo jàngee téere bi di nga xam aqaidu taliban ñooy ñan. téere bi moo di hujjatullahi al baligha hujjatullahi al baligha gis u ëwal bi ak gis u saani bi yëpp dañ ko boole ci benn móol bi waaye téere bi mooy hujjatullahi al baligha. téere bi ci téere yi taalibaane yi di sukkandikoo ci seen wàllu tasawuf ci la bokk te sax ci téere yi gën a mag la bokk. ki ko bind téere baa ngi tudd hujjatullahi al baligha ki ko bind mi ngi tudd al imam al allaama al muhaqqiq al mudaqiq waliyu asri yi wa qutbu dari yi al fadil al amjad mawlana cheikh ahmad al ma'ruf bisha waliyullahi ibnu abdirrahim al muaddisu dahlawi al mukhlisu fi maqsadi al ukhrawi. loolu moo di hujjatullahi al baligha ci téere yi taalibaan yi la bokk. ku ko gis soo ca demee di nga xam lu bari ci seen aqidatu tasawuf gi nga xam ne moom la ñu yore. gis ngeen keroog ba ñu egsee ca biir palais daal di toog benn salaatu ala nabi bu nekk ci daalul xayraat la ñu jàng ba ñu jàngee fatiha ak alam nasra ba noppi ba ñu jàngee fatiha ak isa jaa nasrullahi ba noppi salaatu boobu ñu ko tuddee mu ala ruhi sidina muhammadin fil arwaayi wala jasadi fil ajsaadi wala xabri fil quburi ba mu jeex ci dalailul xayraat la ne. bu kenn werante ci ne taalibaane yi duñu ay sufiyanke lañu bokk ci yoonu Diyobandi ñu ngi bokk ci Naqshbandiya seen silsila dafa dem ba ci Aboubacar Siddiq. waaw léegi nag ñu dem ak yéen ci sifaatu sitti moo di téere bi nga xam ne moom la Cheikh Muhammad Ilyas bind. Cheikh Muhammad Ilyas ñi ngi ko tuddee a Cheikh Muhammad Ilyas al-Kan Dahlawi. Cheikh Muhammad Ilyas al-Kan Dahlawi. Cheikh Muhammad Ilyas al-Kan Dahlawi. kii di Cheikh Muhammad Ilyas al-Kan Dahlawi moom
moo fi indi jamaatu tabliix boobu di jóge Pakistan di fi ñëw te ñoom Mawlana Farux bokk ci. moom téeréem mi ngi tudd sifaatu sitti. bu njëkk bi mooy alkalimatu tayiba mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. bi ci topp mooy assalaat. bi ci topp mooy al ilmu wa zikr. bi ci topp mooy ikraamul muslim. bi ci topp mooy al ixlaasu ak tasiu niya. bi ci topp mooy ad daawatu wa tabliix. ad daawatu wa tabliix ji nag moo tax ñu tudde leen jamaatu tabliix waaye ñoom seen mbir yëpp ñu ngi ko sukkandikoo ci kalimatu tayiba, salaat, al ilmu wa zikr, ikraamul muslim, al ixlaasu tasiu niya, ad daawatu wa tabliix. ahadisul muntaqaba ji nag ngay gis doomam moo ko firi. moom ba mu bindee téere bu ndaw ba noppi doom ji moo ko firi. yaa ngi dégg doom ji nga xam ne moo ko firi ñu ngi koy wax a Cheikh Muhammad Yusuf al-Kandalawi te Cheikh Muhammad Ilyas ko jur. al allaama ad daaiya Cheikh Muhammad Yusuf al-Kandalawi. najlul maxfuuri la ad daaiyatu Cheikh Muhammad Ilyas al-Kandalawi. ñoom seen téere moo nekk nii mooy sifaatu sitti. sifaatu sitti mu ngi nii alkalimatu tayiba ñu jàngale ci al iman ak al imaanu bil xayb ak al imaanu bi ma baad al mawt ak al fawsi fi imtisaalil awamir. salaatu ñu jàngale ci salawaatul maktubaat, salaatul jumaa, as-sunan, an-nawaafil, al-xusuu fi salaat, fadlul wudu, fadlul masajid wa amaliha. yaa ngi dégg al ilmu wa zikru ñu jàngale ci at-ta'assuru bil qur'anil karim wa sunna ak zikru ak fadailul qur'anil karim ak fadlu zikrillah ak addu'a ak zikrul masuur. léegi ñu dem ci ikraamul muslim ñu jàngale ci makaanatul muslim, husnul xuluq, uquuqul muslimin, silatul arham, tahsir min isaaril muslimin, islaahu saatil bayin, i'aanatul muslim. ixlaas ñu jàngale ca tasiu niya mooy ixlaas ak al iman ak ihtisaab ak sàmmu riya. daawatu wa tabliix ñu jàngale ca daawatu ilallahi taala wa fadlu nafar fi sabilillahi taala, aadaabul xuruji fi sabilillahi taala wa amaluhu ak tarku ma la yaani. loolu moo di yoonu Cheikh Muhammad Ilyas al-Kandalawi. kon nii téere yi tegalooye noonu la silsilaab seen tarixa yi tegalooye. tarixa bu njëkk ba tanwirul xuluub mooy naqshbandiya ba dem ci Abubakar. ba ca topp hujjatullah il baalixa mooy ki jokku ci naqshbandiya mu di taalibaan. bi ci topp mooy sifaatu sitti ki jokku ci taalibaan muy Muhammad Ilyas. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaw léegi nag wax day tungoom séeréem. léegi bi nga xam ne mooy hujjatullahi albaaliga mooy téere bi nga xam ne moom lañ gën a xamee ci taalibaane yi mooy seen téere bi gën a mag te ñu ci sukkandiku te ñi ngi ko jëlee ci tariqatu dobandiya mi ngi jëlee silsilaam ci tariqatu naqshbandiya. léegi nag téere naqshbandiya ngi nii moom itam li ëpp ci wàllu naqshband fii la nekk. téere bi mi ngi tudd tanwiirul quluub fi muamalati allaamil xuyuub at taalif al cheikh Muhammad Amin al kurdi al irbili al shafii mashaban al naqshbandi mashraban. te ñële ñoo ngi jëlee ci al kurdi al irbili mi. léegi nag kurdi irbili mi moo bind tanwirul qulub fi muamalati allaamil xuyub. soo demee ca biir téere ba dafa jàngale fiqhu shafii ba noppi
mu dem ci tasawuf xoolal alxismu saalis fii lan fi tasawufi yaa ngi koy gis xismu saalis fi tasawufi mu ngoog dafa xaaj taalibe yi def ko aabid aalim mutaallim muxtarif alwaali almuwahid noonu la ko defee waaye nag man lii moo ma ci intéressé xismu saalis fi tasawufi ci tariqatu naxsabandiya du leer na léegi nag tariqatu naxsabandiya ma ne leen mi ngi dem ba ci Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu léegi weddi dafa yomb moo tax man sama wax dama koy tungoomal séeréem boo xoolee fii dangay gis ne ku ñuy wax Muhammadul Amin ki ñuy wax Muhammad Amin al kurdi al irbili yaa ngeen koy gis waaw moom ab sëriñam mi ngi tudd Cheikh Omar ab sëriñam mi ngi tudd Ousmane sëriñam Ousmane mi ngi tudd Khalid al Ousmani ab sëriñam mi ngi tudd Ahmad Abdullahi ad-Dahlawi dégg nga ko Abdullahi ad-Dahlawi yaa ngi dégg Abdullahi ad-Dahlawi dégg nga gis ne Ahmad al-Ma'ruf bisha waliyillahi ibnu Abdurrahim al-Muaddis ad-Dahlawi nga xam ne kon tarixa baa nga jóge ci Dahlawiya dem ba ca ñoom léegi nag boo toppee suyuux yooyu duma ko mën a filmer waaye wan naa la ko ba nga gis ko waaye boo toppee nag suyuux yooyu nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo yor tarixatu naqshabandiya da ngay gis ne waa jooju ma leen njëkkoon a wax nga xam ne moo di Muhammad Amin al kurdi al irbili da ko jële ci Cheikh Omar mu jële ko ci Cheikh Ousmane mu jële ko ci Khalid al Osmani mu jële ko ci Abdullahi Dahlawi mu jële ko ci Samshuddin Abibullahi jaanaan Musirul Alawi mu jële ko ci Nuur Muhammad al Badawani mu jële ko ci Muhammad Sayfuddin mu jële ko ci Muhammad Maasum mu jële ko ci Ahmad Faruqi as-Sarhindi dégg nga ko Sarhindi ji waaja tudd na ko fële ca biir discours am ba mu jële ko ci Muhammad Baqi billahi mu jële ko ci Muhammad Khujaki al amkanaki as-Samarqandi mu jële ko ci Darwish Muhammad Samarqandi mu jële ko ci Muhammad Said mu jële ko ci Nasiruddin Ubaydullah al Ahrar as-Samarqandi ibnu Mahmud ibnu Shihabuddin mu jële ko ci Yaqub al Jarxi mu jële ko ci Muhammad Alauddin al Attar al Bukhari al Khawarsimi mu jële ko ci Bahauddin Muhammad ibnu Muhammad mu jële ko ci Amir Kalal ibnu Sayyid Amsa mu jële ko ci Muhammadu Baba Sammasi mu jële ko ci Aliyun Ramitini al Mash'ur bil Asisan mu jële ko ci Mahmudul Anjir Muhammad al Anjir al Faghnawi mu jële ko ci al Arif billahi ñu di ko wax Arifu Rabokari ñëpp ay indo rek mu jële ko ci Abdul Khaliq Xajdawani ibnul imam Abdul Jamil mu jële ko ci Abi Yaqub Yusuf al-Hamdani ibnu Ayub ibnu Yusuf ibnu Usain mu jële ko ci Abi Aliyin al-Fadl ibnu Muhammadu Tusi al-Farmadi mu jële ko ci Abil Hasan Ali ibnu Abi Ja'far al-Qarqani mu jële ko ci Abi Yasid Tayfur ibnu Isa ibnu Adam ibnu Sharsha al-Sharwan al-Bastami mu jële ko ci al imam Ja'far Sadiq
sibtu sayidina Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakr Siddiq yaa ngi dégg Jaafar Sadiq moo ko jële ci Qasim mu jële ko ci Muhammad ibnu Abi Bakr Muhammad ibnu Abi Bakr jële ko ci Abu Bakr Siddiq waaye nag ngeen bañ a fàtte ne imam Jaafar Sadiq sëtëb Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu la tarixa bi nag jóge na ci Muhammad ibnu Abi Bakrin boobu waaye Muhammad ibnu Abi Bakr ci boppam joxu ko Muhammad ibnu Abi Bakr Salmanil Farisi moo ko jox donte Abi Bakr ko jur Salmanil Farisi moo ko jox Muhammad ibnu Abi Bakr waaye Salmanil Farisi moomu ci boppam nag moom la Abi Bakr Siddiqil Akbar jox wirdu ismu zaati boobu di Allah Abu Bakr Siddiq Muhammad ibnu Abdillahi ibnu Abdul Muttalib moo ko jox noonu la silsila boobu doxee kon leer na ne tariqatu naqshbandiya mi ngi jóge ci Cheikh Sidna Abu Bakr Siddiq leer na ne tariqatu bii nga xam ne moo di Taliban moo ngi jóge dak foofa ñëw ci ñoom muy Diobandiya tariqatu jamaatu tabliq bi ñoom Muhammad Ilyas taxawal ci Pakistan moom itam mi ngi jóge ci tariqatu Diobandiya léegi nag dinaa leen indil dak téere Muhammad Ilyas ma leeral leen moom it aw yoonam ci lan la ko tër